est-ce que mën nga noppi. non déedéet seeka moom amu ci bul indi débat de waaw kañ nañ dem ci viet va daaw non débat bi jeex na hors antenne la woon ayca. politique la waaw ayca dañ leen jàll ci arts politique la yaa culture rek tout xam-xam la quoi. jeex na mi ngi noonu léegi da ngay mën a observer xam lu bari. si nit mën a jàng nit. mën a jàng lu bari ak yor mbooloo aussi dafa am solo. léegi Nazirou fa fi ñu demoon léegi ak vidéo yi ak accueil bi noo leen ko jàngatee noo leen ko gisee. non parce que Viet dafa am beneen affaire boo xam ne dañ ko war a bàyyi xel. mooy gis nga tey jii ni ko population bi jëlee. tey vidéo bi ñu njëkk a wane mooy Seydina Dramé. donc moo nekk nii di jàll. moo sol voilà mooy sol blouson bi nii nekk ñëw gànjaay ñëpp accueillir ko. donc de gànjaay la donc gars yi dañuy foog ne à Dakar la yëpp. alors que dem na ba am doole bu rëy. ci région yi. ba commune Gànjaay vraiment maire bi population bi autorité yëpp. ñëw soutenir ko fii. donc loolu mooy ñun li ñu gën a marqué mooy. ni ko population bi vraiment accueillir. donc loolu am solo la. donc bu ñu demee Paris nag dem ci coupe du monde bi li fa am. vraiment exploit bu rëy la parce que pays africain musul am lii. donc ñëw nañ doon compétir avec de très grandes nations yu ñu ëppoon préparation. ëppoon ñu ay moyens tey Sénégal dem ba nekk di xëccoo deuxième place bi ñuy wax wala première place peut-être donc loolu lu rëy la te vraiment ñu ngi si profito di saluer le travail du CNG. donc parce que bureau bi def na un travail d'anticipation parce que France actuellement pour dugg fa lu jafe la ak Covid beeg restriction yi ba léegi mi ngi fa. mais teewul na fexe nañ ba yóbbu une délégation de 14 personnes. te waxal nañ ko fii ne aussi Viet-Vo-Daaw amuñu fii Vietnam amuñu fii ambassade. voilà donc xam nga loolu tax pour nga am ay yenn appui yi day difficile. voilà mais n'empêche que CNG bi def na un travail vraiment extraordinaire. pour mettre dans des conditions dans de bonnes conditions athlètes yi nga xam ne demoon nañ. te feeñ na ci résultat bi lii lu inédit la. am mais pays yi ñëwoon bari na. bëri na te li tax sax pays yi bëri ñëwuñ bokk na ci Covid bi. mais teewul les grandes nations parce que discipline bu nekk dina am ay dëkk yu ko téye mooy les États-Unis l'Allemagne la France le Vietnam l'Espagne donc pays de l'Est bi ay Pologne ak yooyu noonu ñëpp dajewoon nañ fa donc pays africains yi tamit Maroc Côte d'Ivoire Burkina ñëpp dajewoon nañ fa donc compétition bu serré la woon te Sénégalais yi wane nañ fa seen bopp te def nañ liggéey bu am solo foofu. voilà gis nañ bon ciseaux yi Viet-Vo-Daaw moom ni ñu koy gën a xamee. parce que nit ñi gën a xamee ciseaux yi. kimono bleu bi mais surtout. les ciseaux mooy seen particularité gis nañ aussi travail surtout sur les combats na Sénégal da se remporté lu bari léegi lan la mooy Sénégal lutte bi lañ gën a lañ fort lañ gën amee un plus parce que Sénégal da ko bëre la wala lan la en fait bëre des fois dañu ne Sénégalais yi dañoo mën bëri mais Viet-Vo-Daaw particularité bi mooy ni ngay placer les techniques de lutte ci biir enchaînement coup de poing et coup de pied yi c'est très compliqué moo tax MMA donc ñuy wax rek suñu mbër yi am nañ potentiel am fa mais nañ def le travail technique qu'il faut. kon Viet-Vo-Daaw aussi tamit saa rek dafa am bëreem ci boppam dafa am bëre bu wuteeg bëre bi ñu foog ne parce que bu dee lutte traditionnelle bi da ngay jàpp taxaw. donc am na temps de dina am temps nga xalaat ak yooyu. mais fii la réaction doit être automatique. donc loolu tax booy placer technique bi nit du si mën dara mais nag sénégalais yi de manière générale ñëpp ay xeexkat lañ donc tey jii sénégalais boo pousse tuuti rek même bu xamul dara boo ko. voilà donc voilà loolu suñu voilà suñ dara dafay gaaw a tàng. kon ki bëgg a def MMA yëpp Viet-Vo-Daaw dafay nekk. donc day nekk atu si moom atu bu rëy parce que enchaînement yi nga xam ne am na enchaînement yi nga xam ne vraiment dañ koy def. voilà non mais moom sax dañoo bëgg mu def Viet quoi parce que xam nañ ne non man gis naa la. yaa ngi ko bëggoon indi MMA non lay jaar Viet soog ñu jógu ko MMA quoi bu koy defee incha allah. mais man jamono yi rëkk laa de. Omar ngeen di yóbbu Viet-Vo-Daaw non yow moom waaw Omar ngeen di yóbbu Viet-Vo-Daaw yow moom naa la ko xët moom mooy saa dem MMA Omar dem Viet-Vo-Daaw lii ma gis nii c'est que lii ma gis nii man dama bi ma gisee kii dama ne ñaar ñëpp am nañu entraînement kii kepp ak ki ñuy kepp parce que man lii ku ma kepp dam sama tam dinaa résister mais lii dafa garaaw. non doy na ñaar ñëpp am nañ technique. parce que loolu mooy li nga xamante ni mooy. parce que ki tëb kepp ko ak ki ñuy kepp nu muy demee. parce que il faut moom li nga wax nii analyse bu xóot la. parce que coordination la war a am. tey jii gis nga pooj nu mu toll nit nu mu toll mu toog ci kaw nit. donc il faut moom benn coordination dans le mouvement loolu mooy permettre nga mën a rouler sans pour autant nga gaañu. mais technique bi nga wër nii wër ba foofu moom te li ñuy wax vraiment utiliser la force de l'adversaire
adversaire. donc gis nga rotation bi mooy favoriser déséquilibre bi. xam nga pour nga daal ne fa nga déséquilibré ko donc rotation boobu nag dina tax peut-être boo appuyé ci koom rek donc mën na kii voilà donc vraiment. mais ñoom Bombardier dinañ leen jege parce que Bombardier man combat bi ko waa ji bëgg a woowaat bu demee problème am parce que Bombardier dafa am problème mu tànk te non man Bombardier bu jot nga tudd waaye non c'est que dama bëgg mu jege ñii pour def entraînement c'est que Bombardier n'est-ce pas mi ngi am ay victoire effectivement mi ngi am ay victoire mais am na loo xam ne bu ko doolee ci arts martiaux yi mais mën na am dara mën na gën a mën a am dara parce que boo seetee waajooj li mu ko gañee yooyu la ko gañee waaw donc ci MMA bi moom vraiment donc ñi nga xam ne bëgg nañ ko def nañ parce que mix martial art la donc bu ñu ko tasee bu ñu jéemee firi kii bi tour bi donc arts martiaux yi vraiment dina la permettre nga am benn connaissance bu approfondie pour nga mën a dem parce que da ngay dem di tasante ay judoka di tasante ak ñi def ay taekwondo ak yooyu donc ñooñu am nañ bagage technique boo xam ne au delà de force physique bi doole bi parce que dañ naan bu ñaari combattant tollowee ci kattan ki ëpp technique moo gagné mooy gagné bu ñu tollee technique toll physique ki ëpp mental mooy gagné donc bu ñu dajee foofu noonu te ñi ëpp lay bagage technique mën a def ay grappling def ay technique de clé ci suuf donc problème lay doon te le plus souvent nit ñi am mbër lañ am nañ doole am nañ ténacité mais des fois placement de technique yi day doon problème donc précision day doon loo xam ne voilà donc loolu la quoi vraiment waaw di leen féliciter. merci beaucoup merci. xam na Viet-Vo comme li kii di wax sànq nga ni nit ku ne am na réflexe su xeex quoi. man nag ba ma bàyyi xeex daa yàggul. bu dee banaa ko. ndax man dama jàpp ne bu tooñ jeexul la xeex moom du jeex. dëgg la waaw mais bul fexeel ba bul tooñ. mi ngi noonu. mais kii nu mu tudd Viet-Vo temps est passé dama dégg ci journal bi est-ce que du woon yaa doon wax sax. nga doon expliquer ginnaaw compétition bi ngeen demoon ak médailles yi. mais aussi gëdd bi leen war a jox. ngeen ciy dellusiwaat bu bari demoon ngeen sax ba def référence ci football bi ak benn taxawaay naam sax mun ñu leen tolloole. mais ñu jox leen beaucoup plus de considération parce que seen compétition yi ngeen di def. yéen a ngi ciy am ndam mais aussi tamit ci côté xale yi yéen a ngi ciy dimbali ñu bari ba liñ nekkoon démb tey jii génn nañ ci nekk ci loo xam ne mu ngi leen di jural njariñ. mais daf mel ne loxo bi leen war a jàppale moo des. waaw. léegi la li nga wax lu am solo la. parce que tey jii li nga lay jàngal ci arts martiaux mooy ngay joxe le bon exemple. kiy joxe le bon exemple reconnaissance ak la soxla. donc mënuñ ñoo teg fi ñu teg football c'est impossible parce que les disciplines bokkuñu. donc li am solo mooy ki nga xam ne au-delà de l'aspect purement sportif. mi ngi participer directement ci éducation wu jeunesse bi. tey dañoo xool ñi ñuy yóbbu ñuy def arts martiaux ñu si bëri maître dañu naan la kii dafa dëgër bopp. maître yi ñu si bëri bu ñu wootee si kër yooyu noonu bu ñu ne la sa maître la ñu woo rek da ngay gis xale bi day yem. donc ñun bu fekkee ne au delà de compétition bi ñu ngi représenté Sénégal di ko defal lu nekk di joxe suñu bakkan suñu xaalis lépp ba pare di jàngal ay ndaw di leen jàngal nu ñuy def parce que tey jii bu doon affaire jéem a def bruit ya nga def ni arts martiaux yëpp bu ñu dajaloo ne dañuy def manifestation loolu est-ce que nit ñi ñu ngi xalaat loolu loo tax dañ leen war a jox gëdd bi leen jox balaa ñuy yegg foofu parce que sës lay indi. tey di ay champion du monde la non xalaatuñ ko mais li ngeen jàng yéen force de l'ordre yi ngeen bëgg a duma déet kañ daal loolu nga wax am nga tey non damay tontu ba mu leer waaw donc loolu nga wax damay tontu parce que nee na arts martiaux yi yëpp bu ngeen fi jàngee mën ngeen a imaginer leen loolu esa ñooñu si ñun lañ bokk force de l'ordre si ñun lañ bokk force de l'ordre si ñun lañ bokk maanaam fi mu bëgg a wax mooy fi mu bëgg en fait dóore du mës a am tey jii yaa ngi koy xalaat lii la affaire di demee ba tàmbali non mais dëgg la am na solo non li ma bëgg a wax si loolu rek mooy bu ñuy wax de manière générale mooy nit day am lu muy xaar ci li muy def ñun li ñuy xaar ci li ñuy def du ay kër ak yooyu parce que ñu bëri si ñun dañu am seeni liggéeyu bopp donc bëri na ay métiers non en fait damay wax man fi may waxee mooy reconnaissance bi ñu soxla man reconnaissance laay gën a waxee quoi tey jii ñun li ñu gën a soxla muy reconnaissance parce que dafa am lu ñuy def ci réew mi mooy ñu ngi participer ci éducation réew bi te loolu moo solo lépp tey jii ñu am ay kër yu xam ne nit yu nite nekkoon fi amul njëriñ mais arts martiaux yi de manière générale dese nañ leen jàppale dañ jàppale da ci amul sax vraiment pour kii mais nañ fexe ñu gën a bàyyi xel ci ñi nga xam ne ñu ngi sonn yéen a ngi ci yoon bi lu ngeen xamul gis nga lii ngeen di wane nii lii moom il faut ngeen koy wane nit ñi
génn di leen lool. gis nga nit ñi di leen génn di leen lool. topp léegi gars yi commencé leen a bàyyi. lu leer laa la wax. xam nga seen affaire bii jàll nii bi ma ko gisee loolu laa njëkk a xool. pourtant li saa wax dafa am sax xam nga maa ngi la koy wax ma excès maa ngi ne la vidéo bi nga envoyé c'est très important c'est ba pare am na solo. te ñu ngi waajal li nga wax ni waa Kaolack ñu ngi waajal accueil bu rëy. pour nous parce que man bon. ñu ngi fi Dakar mais waa Kaolack rek vraiment donc ñu ngi préparer accueil bu rëy incha allah ci semaine bi donc ak autorité yëpp ñu ngi ñëw foofu pour soutenir ñu ñun population bi tant que mi ngi kontaan si ñun rek ñun dinañ am dafa am noo force xam ni moom bu ngeen ko doxalee rek du ngeen soxla sax woo autorité ñooy ñëwal seen ñoom ñooy ñëw vers vous dawoon na ñoom ñëpp utali làmb ja bàyyi léegi lañ bàyyi làmb parce que léegi làmb ji ay ruy ak laax saa li wax léegi kii ne mais moom mi li mu wax aussi am na parce que semaine bi rek maa ngi wax sama benn élève koo xam formé naa ko mu nekk benn dëkk ma naan ko non doo ubbi foo salle mu ne non maître moom kii na ma ne ko non il faut nga am pas xaalis bi mais am fierté formé nit mu màgg nga gis ko mu am réussite ma ne ko loolu satisfaction bi ci am amut dafa am solo mais nag li saa wax tamit bu ñu boo leen mérité kër dañ leen ko war a jox parce que au minimum bu ñu commencé woon par le Vieux Daaw bii pas sax jox leen dara parce que day nekk lu am solo xam nga Sénégal tey jii ñun loolu dañ ko bëgg a xeex joxoon dara xam nga fan la ñuy teg affaire bu ñu waxoon Vieux Daaw léegi tey nga dégg karaté ne woy man nag non dañoo nañ ma jox en fait nañ def nañ appui nit ñi man li ma gëm mooy nañ appui nit ñi non la mais nag nañ joxe sax au minimum ñenn rek nit ki nañ ko récompenser à hauteur de ses efforts man loolu moo am solo quoi donc parce que loolu mooy lu war tey jii ñun dañuy dem di compétir ay nit doo xam ne il faut ngeen organiser marche li nga xam non marche boobu daal non ñun Vieux Daaw dafa am lu ñu wax en fait ñun le Vieux Daaw bu mu la distraire le Vieux Daaw ñun dafa am un principe dafa am ay principe quand même non dafa am ay principe yu Vieux Daaw di doxee ñun dañ ñoo wax ne jamais se soumettre à la tyrannie donc ñun nekkuñ ci yooyu mais dama bëgg a wax ne ñun ñu ngi former ay nit pour ñu dal ñu ngi former ay nit pour ñu nekk ay nit yu nitee donc le but du Vovinam c'est la formation de l'homme vrai tout ce qui est matériel ak yooyu noonu du objectif principal bi le but c'est de former de vrais hommes qui vont être utiles à leur société ak ci seen bopp mais jamono ji boo amul yenn moyens doo mën a waaw dëgg la mais loolu dañ fay dinañ si ñëw parce que man pour man politique bi dafa war a am ñun si jëm bopp ñun en tant que pratiquant d'arts martiaux dafa war a am fu ñu war a yegg mooy ñun tey jii dañoo war a mën a am industrie bu ñu war a créer ci biir arts martiaux yi te loolu war na mën a nekk tey mix martial industrie bu ñu war a mën a créer parce que tey bëri na maître Pape Djibril Fall quoi qu'il en soit icône la ñun yàgg nañ ko xam du tey boobu booy ngeen quoi non nekk def na Vieux Daaw nekkoon nañ ci même club bi voilà donc suñu grand la donc dafa am ñu bëri ñoo xam ne dañuy identifier wu moom à travers lui te tey jii lu bëri mën na ko am ci loolu mais nag malheureusement ak grande kii bi modestie beeg yooyu yëpp du ñu travail si loolu mais war nañ ci mën a liggéey ñun dañuy def communication marketing digital xam nañ image li muy mën a def si nit tey jii mën na am sa marque mën na am leneen lu nekk si moom des marques peuvent s'identifier à travers lui donc yooyu noonu pratiquant d'arts martiaux yi dañ ko xaw a ñàkkal fayda te loolu noonu au delà de li ñu état bi war a mën a indil ñun war nañ ko mën a créer suñu bopp te ñun foofu lañ bëgg a yóbbu affaire yi te incha allah dina am yu ñu si teg parce que gis naa ne Viet aussi gis naa ne Viet aussi si côté boobu ñu ngi si commencé liggéey si côté visibilité côté émission même boo defee ak ñoom émission sax dañuy gis ne mooy ëpp visibilité waaye Viet moom je le dis sincèrement dañ ci loolu si yëpp ñoom dañ ciy def dañ ciy jox seen ak carrément te loolu c'est important moo tax da ngay am fierté envie invité leen parce que bu nit ki tamit arts martiaux nit ki da nga koy ñëw invité ko sans dara laajoo ko dara 1 franc boo jox sax yaa koy jox léegi amul dara lu kii léegi nag li mu am de retour mooy lancer affaire bi mu am solo te loolu mooy tax mu am njëriñ si moom aussi quoi dernier championnat national bi ñu organisé stade Amadou Barry dafa fees nit ñi dañoo ñëw média bi ñëw parce que dafa am benn management bi ñu bëgg a def ci arts martiaux yi mooy dañuy def spectacle y a du spectacle dans les combats y a des techniques extraordinaires tubaab bi dañuy ñëw di filmer di ko jël mais jël suñuy contact lu tax importance boobu mënuñ ko susciter ci sénégalais yi en fait le combat pour man loolu la du forcément ñëw état bi du ñu war a defal nii certes mais ñun dafa am taxawaay bu ñu war a njëkk a taxaw donc taxawaay boobu noonu nag dina baax médias yi comme ni ngeen di def parce que tey Walf mi ngi def liggéey bu am solo yow tey ji am nañ fi place émission yu fréquent yu ñëw ñi fësal li ñuy def donc loolu noonu buñ koy fekk si yow di ko fekk feneen peut-être dinañ mën a am benn audience bi dina am nit ñi nga xam ne dinañ intéressé wu vraiment rapidement rek la dernière question jeex na mental man bi voilà mooy comme li ma la wax si marque bi donc ñun aussi bon pour ne pas faire de kii mais spirit bi c'est le Vieux Daaw voilà parce que Vieux Daaw tout le temps formation physique morale et mentale la
te yaakaar naa nit li ëpp su solo ci moom mooy mental bi tey ñu bëri si suñu jeunesse bi découragé nañ ci yu bëri moo waral dem jël gaal beeg nangam ak nangam yu bëri mi ngi fi donc ñun dañoo bëgg a def ci xel nit ñi ne nañ am mental bu positif nañ endurant parce que dañuy wax développer une volonté d'acier pour vaincre les difficultés donc tey coono yi ñuy dund doomu aadama dafa ànd ak coono donc nag dañoo war a mën a am mental bi ñuy permettre tey lépp lu ñu teg ci coono ñu mun ko mën a passer xale yi tamit ñu xam ne liggéey ci la ñu war a mën a amee teraanga donc loolu la vraiment kontaan nañ bu baax vraiment Betty merci beaucoup ci ni ngeen ñu dalalee donc ñu ngi remercier ñëpp ñu ñu suivre vraiment di wax ne jaajëf Sanjogu ñu ngi lay xaar incha allah te yow Bombardier aussi waaw seen combat bi ay ci maître lay tëjee waaw bi Betty di nuyu sama benn jigéen Fatou Touré la tudd di ko nuyu bu baax aussi di nuyu